taxawaayu sëñ Touba ci Sénégal parce que ñëpp xam nañu histoire sëñ Touba tey ci Sénégal fa mu toll ak la mu defal Sénégal lu bari tey boo ko gisee ci Sénégal ak tiitar wi sénégalais yi di tiitaroo Sénégal ak lu bari tey maanaam macha allah lépp lu bari ci sëñ Touba la jóge xam naa nag bu ñuy wax ñu bari ci ñun duñu comprendre dañuy yaakaar ne xamuñu histoire Sénégal waaye xam nañu histoire Sénégal te xam nañu histoire Ndar wa tamit xam nañ ne ginnaaw sëñ Touba am na yeneen xibaar yu bare daal yu fa xewoon vraiment loo xam ne taxoon na ba kilifa googu ràññee boppam ak yeneen kilifa yi vraiment sëñ Touba moom comme niñ koy waxee rek kilifa la ci diggante ay kilifa xam nga donc macha allah donc vraiment rek ñuy rafetlu ba léegi suñu taxawaayu mbokk murit yi aussi ci association sénégalais yi partout dans le monde vraiment yàlla dafa def comme niñ koy waxee Sénégal moom daanaka xam nañu li fa murit représenté donc ñu ne rek macha allah yàlla na jàmm bi yàgg yàlla na ñu yàgg màggal ci barke yonent wu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke sëñ Touba waaw donc ginnaaw loolu nag ma dellu si ci waxtaan yi nga xam ne rek moom la ñuy wax parce que comme ñun moom ni ngeen ko xamee rek dañu nekk ay citoyens sénégalais ci diaspora bi yoo xam ne dañu gëm suñu réew donc maanaam niñ ko mën a waxee mooy dañoo doon ay doomu aadama yoo xam ne dañuy xeex injustice di xeex dëng-dëng di xeex yu bon di wax dëgg nag ca la nga xam ne moom moo xew ci bërëb boobu muy suñu réew ñun ñëpp muy Sénégal di suñu fierté di suñu ndam di loo xam ne ñun ñëpp a ko bokk yàlla def nag ñu ñàkk ci chance lool ci at yi jàll ci ginnaaw benn xeet benn doomu aadama ak njabootam bëgg a jóg rek ëmb Sénégal boobu comme ni mu ëmbee ab biiram te comprendrewul nekk amu ci gàcce amu ci rusuwaay amu ci lum ci bañ seetu ci dara nag vraiment Macky Sall dégg ngeen ko ci côté yëpp bu dee ñàkk ab teggin moo gën a ñàkk teggin ci histoire Sénégal ci président Sénégal yi defe naa vidéo bi di circuler ci internet bi yéen ñëpp ñun ñoo ko gisandoo béréb bu sell woowu Touba ba ministre am ba sëggee ci noppam bi ne ko ah monsieur le président fii de war nga fee mën a simmi sa ay da nga war a simmi sa ay dàll comme ça maanaam jox cër béréb bi comme ni ko kilifa yi daan defee avant moom Macky Sall mu yarade ko mi ngeen xam mi nga xam ne nee na day yaraate te yaruwul bañ a dindi simmi ay dàllam ci béréb bu tedd woowu pare nag yor làmmiñam di ko tarare Touba rek fu ñu daas mu ne fii moo gën a ñaw mu jël ay waxu kasaw di ko teg dégg ngeen ba ci dellu ci kàddu sëñ Touba yooyu mu bëggoon def mu leer ko leerab yàlla ne xamul xamaanul déggul xamul comprendrewul dara mu jël di jéem a jàng alxuraan di wax ay moow alxuraan comme Farba Ngom dofam boobu defe naa temps yële passé déggoon ngeen ko fi ci TM bi biñ ko récité loo xuliya ay non astaghfirullah na anzalnahu fi laylatul qadr dof boobu ñëw fa di wax ay waxu dof yoo xam ne man ba ma yàlla sàkkee ba léegi musumaa gis nit ku mel noonu donc ngeen leer rek ne bu dee nit ñu mel noonu ñooy représenté Sénégal war nañu jóg xoolaat suñu bopp Sénégal dafa doon comme ni ma leen koy waxee réewu teranga mais nañu jël réewu teranga bi teg ko de côté ñu pare dellusiwaat ne Sénégal dafa nekk réewu intellectuel xam nga bu ñu nee intellect aussi waxuñu rek déjà intellectuel maanaam tubaab comme niñ koy waxee mais dafa am aussi ay intellectuel islamique Sénégal dafa doon dëkku ay boroomu xam-xam ay dëkku kilifa Sénégal aussi doon réew moo xam ne réew mu respectable la ci kanamu àdduna bi yépp parce que bu dul Sénégal par exemple boo compté tey ci dëkku Afrique yi néew na dëkk bu mu fay gis mu doon 97% musulman ba pare ñu fal président wu chrétien voilà donc intellect bi nekk Sénégal àdduna bi yépp xam nañ ko Sénégal rek mooy réew moo xam ne vraiment balaa Macky Sall amul discrimination léegi nag ndeysaan da ngay gis tukkuleur bi di saaga wolof bi di saaga tukkuleur bi séeréer bi di def lii keneen di defante la ñuy defante tout simplement parce que dañ fa am benn doomu aadama bu jubadi boo xam ne dëng na dëng boo xam ne ñi ko xam yépp xam nañ ne dafa dëng xam nga
lenn aussi dafa neex ci waxtaan doomu sénégalais yi ngeen nangu di ko bàyyi xel toujours xam nga boo leen gisee lu bari tey ci réseaux sociaux yeeg yeneen rajo yi tey boo leen xoolee ci fanub Macky Sall moo ëpp rajo ci histoire du Sénégal heure chaque jour rajo yi yëpp jënd na ko ci diaspora bi chaque jour am na ci heure pour lan pour ay nitu waxu katu fen comme moom ay nitu kasaw yu mel ni moom yuy ñëw ci rajo bi di wax ay waxu dof xam ngeen ne Macky Sall yéen ñi ànd ak Macky Sall xam ngeen ne Macky Sall waxul ay waxu nit d'accord xam naa ne ay place ngeen di wut d'accord xam naa ne ay fayu luwaas ak ay fayu seen responsabilité ngeen di wut waaye man ngeen cee xalaat seen njaboot yi ngeen bàyyi Sénégal parce que xam nga li américain tubaab naan you don't play with fire. If you play with fire, you gonna get burned. Mooy exactement li ñu nekk di fooye nii ñun doomu sénégalais yi ñu ngi caaxaane affaire u Macky Sall gis nga nag bu ñu caaxaane affaire u Macky Sall bàyyi yëfu dof yi Macky Sall di def nii ba Macky Sall faluwaat wallahi doomu sénégalais yi bu boobaa di ngeen xam ne lépp dëgg la xam nga booy wax ak sénégalais dafa doon nit koo xam ne dafa féex sénégalais mën naa toog fa mu toog di caaxaan di kaf di foo di ree di reetaan di def ay jeu di def ay animation fàtte rek ne lii muy def nii is a life and death situation mooy maanaam situation dund ak dee la maanaam situation la boo xam ne sénégalais yépp dañ ci am yaakaar donc ñun ñëpp ñuy jëlee situation yooyu di ko fooye maa ngi woo doomu sénégalais yi ñu jël suñu responsabilité nañu jël suñu responsabilité prenons nos responsabilités Macky Sall ce n'est pas un président qui est basé ici pour l'intérêt du Sénégal Macky Sall nekku fi pour intérêt Sénégal Macky Sall intérêt personnel moo ko fi bàyyi ñuy wax ak doomu sénégalais encore comme niñ leen ko doon waxee ah yàlla dina la won yoon de waaye wallahi du jàpp sa loxo wommat la jaarale la ci yoon bi yàlla mi ngi ñuy won yoon yàlla mi ngi ñuy won ay résultats yàlla mi ngi ñuy won ay solution yoo xam ne du Macky Sall donc nañu jël suñu ay responsabilité doomu sénégalais yi jël leen seeni ay responsabilité ba keroog le 24 février bu jotee doomu sénégalais yépp ne Macky Sall tey waxuma keneen de waxuma premier mandat sax waxuma sax ay premier tour loolu kenn waxatu ko mais doomu sénégalais yi ci premier tour bi ci boppam ñu dégager kii nga xam ne moom mooy Macky Sall Macky Sall amul benn responsable benn nit bu responsable fiscalement benn nit économiquement benn nit boo xam ne dafa jàng xam alal xam avancement wu réew buy mën a toog ne la Macky Sall mii de baax na ci réewum Sénégal loolu amul fenn ci àdduna bi koo waxal borom xam-xam boo waxal dina la ne catastrophe bi Sénégal di waajal billahi boo leen juumee ba falaat fi kii di Macky Sall di ngeen xam ne lépp dëgg la may ñaan doomu sénégalais yi nag comme ni ma leen koy waxee toujours bu dee ñàkk tegginu Macky Sall mooy tax sénégalais yi duñ ko votel defe naa lañ ci gis doy nañu bu dee mën a fenu Macky Sall moo tax sénégalais yi dootuñ ko votel defe naa la ñu gis doy nañu bu dee càccab Macky Sall moo tax sénégalais yi duñ ko votel defe naa lañ ci gis doy na bu dee maanaam dictature Macky Sall moo tax sénégalais yi duñ ko votel defe naa lañ ci gis doy na tey nag comme ni ma leen koy waxee toujours rek comme niñ koy defee bis bu jot dama bëgg a yaatal waxtaan wi ñun doomu sénégalais yépp ña nga xam ne ñun ñoo bokk xel comme ni ma leen wax nee naa leen montre yi baax yépp ñoo bokk heure du ñàkk nag ci biir situation bii ñuy def ci biir débat yi ñuy def ci rajo bi di ngeen am ay nitu kasaw yi ñoo di wax ay waxu dof comprendre leen c'est compréhensif parce que we live in a democratic country ci dëkku démocratie la ñu nekk donc nañu may ku nekk mu am opportunité wax la nga xam ne moo nekk ci moom vraiment ñu ngi leen di gërëmaat di leen sant ci seen liggéey wu rafet ak seen taxawaay donc dinañu ubbi ligne bi maanaam képp koo xam ne bëgg ngaa participer ci guddi tey gi soit libre donc bismillah sëñ bi bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi mën nañ koo dugal bu dul loolu ñu continuer waat ci waxtaan bi. waaw mën nga continuer pour le moment. ok voilà donc ñuy rafetluwaat comme ni ma leen ko doon waxee gars yi donc sëñ bi bu fekkee nit ñëw na nga def ma signe comme ça ñu bàyyi borom mu dugg mu am lum ci yokk mais pour lum ah.
voilà ok donc pour le moment rek ma am vidéo boo xam ne bëgg naa leen koo tegal vidéo bi daf ma soxal donc moo tax man dinaa leen ko tegal fii ci sama côté di ngeen ko dégg nag ci rajo bi comme ça ñun ñëpp ñu am lum ñu yokk ci xel ma wax leen nag lii yoot ca ñaay ba la jëm donc ñun ñëpp ñoo koy déggandoo incha allah ma tegal leen vidéo bii nga xam ne mooy moom la Macky Sall waxoon démb Touba ci kanamu sëñ Bass Abdou Khadir ngeen seetal. mën a jël en charge ni mu waree am nañu brigade de recherche mooy ñi nga xam ne bu dara amee mooy def enquête yi def analyse yi pour xool ñaawteef wala li nga xam ne crime la fu mu jógee ak ña ko def pour ñu mën leen teg loxo rawatina nag ci wàllu réseaux sociaux parce que nit ñi li ñu war a xam mooy liberté mayewul nga tëju sa néeg di wax lu la neex di saaga ku la neex tey ku ko gars yi mën nañ teg soo loxo parce que am nañu moyen yi tax comme réew yu moderne yëpp nañ ko amee ku def lu ñaaw ci internet danañ la identifier daañu la arrêté jébbal la tribunal mu àtte la parce que tam waaw jëggal waaw am problème am problème voilà léegi ma koy xamal rek ne ak ñi nga xam ne ñu ngi xalaat loolu que ne heure bi dafa am koo xam ne nii day xeexal Sénégal turam Ousmane Tounkara tudd ak ñi mu àndal moo ko fay moo koy def loolu mënu ma ci dara moom sax la neex mu may ba mu mën a wax ci émission bi ñu xam ne nag ñun dañuy business bu weesoo loolu nag ñu xam ne rek ne wax bu ñaaw moom comme je dis baaxul mais nag am na loo xam ne nii Ousmane dinaa ko wax ñëpp dégg ko dégg nañ suñu président de la République moo wax li mu wax que ne am na yoo xam ne nii war na ko seetaan te gis nañ ne ci biir njabootam ñoom it dañuy wax ay wax yoo xam ne nii wax yu tegg ne la loolu dinaa ci ñëw ci kanam donc mbokk moom mu woote ak ñu mel ne moom maa ngi koy ñaan ñu wax ne loolu man dama ciy lancé solennellement benn message au président de la République le président Macky Sall na xam ne na commencé ci biir njabootam parce que ñoom tamit am na ci ñoo xam ne nii li yàlla xam doy na loolu rek laa ci bëggoon wax mbokk moom li mu wax nag rafet na mais nag heure bi Ousmane Tounkara moo ko moom lu ko ci neex lay def keneen tamit bu ñëwee la ko ci neex bu fee loolu lay def jërëjëf El Hadj bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi nga dugal ko bu dul loolu ma continuer waxtaan wi tuuti voilà bismillah mbokk mi kookal la ak fay woote waaw jërëjëf Ousmane kii Baye Fall moom la sëñ Baye Fall naka nga def xanaa di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla fa mu guddaan ak wér Ousmane nit ku baax nga jërëjëf yàlla baax na maa ngi nuyu El Hadj maa ngi koy nuyu bu baax ñu ngi lay fay di wax ne Ousmane li tax ma ne nit ku baax nga mooy wax jooju waa ji wax bii dëgg la ñëpp la metti dëgg la te dara waralu ko lu may far dëgg la parce que dëgg neexut dëgg la boo xëpp dëgg ci kaani la koo ko def ci bëtam mu toxoñu dëgg la kooku ba muy wax la mu wax bi téyu ko ba mu koy wax déedéet waaye nokk bi nga matee ba delloo ko lim la yóbbante dëgg la ndax soo ko defoon rek ñu bari dañ la tegoon dana wàññeeku dëgg la waaye na ko wóor yàlla ne moom mu wax jooju su ko wóoree ni am na ñoo xam ne su leen ko waxoon danañ ko kon delloo te mën naa ak njabootam dégg ko kon bat bu ñaaw war na génn ci génn gi doomu aadama message yu président bi maa ngi koy yore fii pour nga tegal ko fii waaw après waa ji nga teg dëgg la opposant mun ta ñàkk ci àddina dëgg la Macky Sall dafa opposé wu ba falu dëgg kon danañ oppose ba jëlee ko fi te muy dëgg mbaa bu fekkee ne yàllaa ko fi nar a tegaat mu tegaat ko fi te muy yàlla dëgg ñu ko yàlla ñun te muy dëgg ndax dafa yàq Sénégal dafa yàq nguuru Sénégal yàq démocratie bu Sénégal kon fokk danañ ko xeex mu jógee fi kon nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom nañ ànd ak yar te xam ne kat am na ñoo xam ne nii ku leen fat ñu toxoñ te muy dëgg wax ju ñaaw nag nañ ko moytu ndax boo wax ju ñaaw dañu wax ko telloo jërëjëf kii nga ne bu la neexoon nga am sa call ID boo ko amoon tey jii booy jëlee numéro téléphone am bu ëllëgee mën nga ko
man naa ko yooyu yëpp man naa ko dama ko baal rek te yàlla tax ma xam naa kan la man naa lijjanti affaire am man naa koo topp man naa koo jaay yëfu saay-saay man naa koo yóbbu ci yoon lépp man naa ko waaye dama ko seet rek baal ko ndax yàlla tax te ma xam ne rek Sénégal la ñu bokk ñun ñëpp li yëpp mbëggeelu Sénégal moo tax xëy na moom comprendrewul waaye yaakaar na ne doxalin bi Macky Sall di doxee Sénégal comme moom daf ci blind daf ci gumba xëy na dafa yaakaar ne loolu moo gën ci Sénégal loolu moo tax mu réagiré noonu mu réagiré ndax yaakaar naa ne bu doon ñàkk ab teggin rek vraiment dëkk bi yaatu na fa nga mën a ñàkk teggin bari na donc yaakaar naa rek ne bu jëlee temps woote ci rajo bi xëy na ñàkk xam-xamam moo tax mu réagiré noonu man de jéggal naa ko te yàlla tax te may ñaan yàlla na ko yàlla jéggal aussi jërëjëf merci. jërëjëf Ousmane yal na la yàlla fay jërëjëf. merci jërëjëf. voilà donc El Hadj mën nga ñu tegal audio boobu président de la République lancé message bi mu lancé. voilà bismillah. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah kilifa gi kookan laa fay woote. ñu ngi ci jàmm. waaw kooku bismillah. allo Mané. waaw. damaa dégg ñu def ay commentaire di wax naan nañ bàyyi saaga yi saaga moom kenn bëggu ko kenn ku nekk xam na ne saaga baaxul. dëgg la. waaye saaga yi la ko fi indi nañ ko fi jëlee buñ ko fi jëlee dootuñ dégg saaga yi. te muy dëgg te muy dëgg. waaw. te muy dëgg. li nga xam ne nii dañoo faral moom ak ñi kër ak moom ñëpp fekkee ne bëggatuñ koo dégg nañ ko fi jëlee. dëgg la boobaa kenn dootu fi saaga. dëgg la saaga moom kenn bëggu ko saaga baaxul. dëgg la. waaw. dëgg la ñun ñëpp nañ man koo jël suñuy kàddu jëlee ko fi. jërëjëf dëgg la de dëgg. ok jërëjëf. jërëjëf merci. voilà bismillah mbokk mi kooku laa fay woote. ñu dem ci élément bi. voilà tegal ñu élément boobu bismillah. mooy ñi nga xam ne bu dara amee day def enquête yi def analyse yi pour xool ñaawteef wala li nga xam ne crime la fu mu jógee ak na ko def pour ñu mën leen teg loxo rawatina nag ci wàllu réseaux sociaux yi parce que nit ñi li ñu war a xam mooy liberté mayewul nga tëju sa néeg di wax lu la neex di saaga ku la neex tey ku ko def mën nañ teg ci loxo parce que am nañu moyens yi tax comme réew yu moderne yëpp nañ ko amee ku def lu ñaaw ci internet dinañ ñu identifier daañu la arrêté jëppal la tribunal mu àtte la parce que tam mënatuñu continuer di supporter ñaawteef yi nga xam ne internet loolu taxu ko jóg dafa jóg ngir nit ñi am yokkute ci seen dundin waaye du jóg pour ñaawteef ak moo xam nag ñaawteef bi lu ko tax a jóg bépp xeetu ñaawteef muy cybercriminalité na ngeen xam ne taxaw nañu pour anéantir ko parce que tam désordre mënul installé wu ci réew rek au nom d'une prétendue liberté boo xam ne kenn xamul lu mu doon liberté doomu aadama yi kenn du ko attenté xam naa balaa ma fi jógee ñu ne voilà le président a menacé menacé ma benn liberté c'est clair waaye mënuñu bàyyi loo xam ne dana andi jafe-jafe si réew dana andi yàqute si réew te dootuñu réagir donc moom à bon entendeur salut il faut que la liberté se fasse dans le respect de la dignité des citoyens de l'honneur des citoyens donc loolu tey jii maa ngi félicité gendarmerie avec seen antenne cybercriminalité ak police ñëpp am nañu ci xarala yu bees yi. non kii bi la live bi la. voilà donc El Hadj dafa am suñu benn xarit bu dugg à partir de la France donc moom dama koy may moom. parce que dañu nekk en live ci rajo bi moo tax. ah d'accord. ok donc vas-y. baax na maa ngi lay nuyu bu baax. man nga wax ci kaw da ngay wax ci kaw. waa d'accord yéen a ngi may dégg nii. yéen a ngi may dégg ñu ngi lay dégg bismillah. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm man maa la envoyé invitation bi pour nga dugal ma. parce que c'était pour signaler nit yi que ni oncle bi. mu ngi France tey Toulouse.
kan Macky Sall waaw léegi c'était pour def appel ñi nekk Toulouse yëpp ñu joxante rendez-vous tey les Roseraies parce que surtout alerter étudiants yi parce que dafa def foofu benn stand pour may étudiants yi bourse donc bañ ko falee ba léegi def ko élection ba suba lañ koy def mu ne da koy def donc il faut que ñu alerter nit yi à savoir que man bi ma fiy ñëw France man étudiante laa woon première année kenn daanu loon fay pour am sa titre de séjour deuxième année 15 € lañ daan fay léegi fay bi dem na ba tollu 150 € étudiant pour nga am sa titre de séjour loolu Macky Sall xeexaluñu ko étudiant yi nga am xaalis ba ñu am xaalis chaque année da ngay fay pour ñu jox le titre de séjour c'est pas normal tey ay étudiants algériens ñu ngi fi defuñu leen condition boobu noonu mais ñun noirs yi ñun nit yi ñuul yi lan moo tax amuñu benn président bu ñuy taxaw pour ñu génne ñu yooyu charge boo fi nekkee immigré pour demander sa vie privée vie familiale sa titre de séjour da ngay fay boo nekkee immigré pour am carte de 10 ans da ngay fay léegi fay bi 300 € ba pare li ci raw mooy boo amee carte de 10 ans bi bu réeree booy demaat bu ñu faral la beneen da ngay fay 300 € amuñu benn nit bu ñu koy xeexal tey ñaata nit lañu rey ci étranger bi à l'étranger pour rapatrier corps bi sax tout un problème il y a 2 mois am na ay policiers yoo xam te ne dañoo buux dañ doon dàkke benn sénégalais vendeur à la sauvette ba mu dugg ci scène bi mu gaañu corps bi fii la nekk di traîner consul bi fayu sax pour ñu yóbbu corps bi tey avion yi nga xam te ni moom lay dem di jëli ji Toulouse parce que ñaari avion la fa fayoon €150 par avion tous les jours mois de mai ba léegi facture 3 millions francs CFA sans compter prix donc étudiants yi sensible boursaay na ñun ñu wax ko lan mooy bourse naga voilà loolu laa amoon Ousmane Tounkara le plaisir ñu ngi rafetlu sa liggéey ci réseaux sociaux yi ñu lay déglu xam nañu sa jàmbaar Sénégalais yëpp xam nañ sa jàmbaar yow tamit sa liggéey donc dinañu gën a jokkoo ci journée bi suba incha allah comme ça ñu xool rek fa ngeen toll ci liggéey jërëjëf merci beaucoup voilà donc kooku suñu sœur Mame Sène de France ñu ngi rafetlu liggéey bi donc ñun ñoo ko déggandoo Macky Sall mi ngi Toulouse dañu bëgg doomu sénégalais yi nekk France yépp ngeen dagg seen billet dem Toulouse won jaamu tukkuleur boobu fa mu war a dem leen ngeen won waajooju suba boppam jóg leen yéen doomu sénégalais yépp ngeen dagg seen billet dem Toulouse fajaru leen jóg leen heure ba jot na ngeen dem jàmmarloo ak Macky Sall Amérique de boo ko joxoon fukki butéelu sàngara mu naan ba man di ñemewul ñëw fii xam na lu ko fii xaar jóg leen ngeen dem Toulouse jàmbaarloo ak moom li may wax doomu sénégalais yi sama waxu démb mooy sama waxu tey xam nga ñun ku ñu xam na ne saaga taxuñoo jóg ku ñu xam na ne manqué respect taxuñoo jóg mais ñun benn doomu sénégalais di ñëw di jël alalu Sénégal di ko luubal yàlla God curse yàlla dafa saaga sàcc maanaam yàlla dafa tuutal sàcc yàlla dafa tuutal nit kuy tuutal ay doomu aadama yàlla respecté wul yàlla maanaam dafa tuutal nit koo xam ne respecté wul diine islam respecté wul kilifa yi yàlla daf la tuutal te Macky Sall yooyu yëpp la boole donc doomu sénégalais yi maa ngi leen di ñaan yéen ñi nekk France ngeen génn dem Toulouse fekk fa unku Macky Sall bii ngeen lijjanti ay problème am Macky Sall sénégalais yi duñ ko may dara audio boobu teg léegi El Hadj teg ngeen koy dégg
ne def na lii boo leen demee ne leen ma Macky Sall waa ji nekk Amérique de tudd Ousmane Tounkara nee na da ngay kàcc yow moomoo àdduna bi moomuloo doomu aadama yi. Tu es le président de l'APR, tu es le président d'un parti politique, tu n'es pas le président de la République du Sénégal. Sénégalais yi dénoncé nañ la Sénégalais yi bañ nañ la ndax suñu démocratie bii nga bëgg a jël sàcc ko yaa ngi sàcc votu Sénégalais yi yaa ngi sàcc seeni carte d'identité yaa ngi sàcc seeni droit de vote maanaam li ma leen di wax la rek sama waxu démb mooy sama waxu tey lii ñuy wax nii du yaradeku moo tax ñu koy def li Macky Sall di def moo gën a raw ñun li ñuy def nii ñun li ñuy def nii ay dëgg la nous on est dans des réalités dans des vérités ñun duñu ay nit yu daanu saret ñun dañu xam ne Macky Sall dafa jóg pour nax population sénégalaise bi moo tax may jël sama alalu bopp di ko def ci rajo bi pour doomu aadama yi di ko déglu lan ngeen dégg ci rajo bi li Ousmane Tounkara wax loo xam ne Ousmane Tounkara lay bénéficier est-ce que dama fi ñëw ne doomu aadama yi yónnee leen ma xaalis wala dama fi ñëw ne leen fal leen ma wala dama fi ñëw ne leen dimbali leen ma déedéet dama fi ñëw ne dimbali leen seen bopp lii benn genre daawa la ci islam niñ koy waxee l'islam lii daawa la mooy nga ñëw fekk ay doomu l'islam ay doomu jullit ak yéeféer ak juif laa ci yemale nga leen di wax dëgg nga leen di wax la nga xam ne moo gën ci ñoom gën ci seen réew loolu rek lañ fiy def ci rajo yii yara deku taxu ñu fee ñëw jërëjëf voilà donc El Hadj bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi dugal ko merci voilà mbokk mi kan la ak koy wootee bismillah li mu doon wax effectivement man yenn saa yi daf may réeral moom maanaam nit ñi di wax duñu comprendre xam nga Macky Sall dafa ñëw nee na moom Matam 100% la fay am maanaam loolu mooy maanaam moom président tout couleur yi la nee na aussi moom ci boppam moo génn waxal ko doomu aadama yi bu fekkee dégguñu ko moom nee na moom député APR amin président wu APR la Macky Sall ma wax loolu mu créé maanaam bande de fouam boobu muy Bennoo Tas Yaakaar yéen ñëpp yéen a ko déggandoo ñun ñëpp ñoo ko déggandoo donc ñun kooku la ñuy waxal waxuñu ak Macky Sall président de la République du Sénégal ñun bu fekkoon tey Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais dafa génn mu ne doomu Sénégalais yépp a fi nekkal di doxal yoon Sénégal jox doomu Sénégalais yépp seen carte d'identité pour ñu mën a voter décider seen élection wallahi billahi doo leen ma dégg de donc lii du yara de ko moo ñu fi bàyyi jërëjëf voilà donc bismillah mbokk mi kookan laa fay woote bismillah allo Ousmane man la Moussa dama la doon woo di la féliciter di la encourager rek. jërëjëf Moussa. di wax sama xarit boobu Wuri. waaw moom na dem lijjanti problème mu seetlu Dalla Diallo moom il n'est même pas sénégalais c'est un Guinéen après mu dugg ci rajo bi di défendre Macky Sall. buy défendre na dem défendre seetlu Dalla Diallo. dëgg la de jërëjëf jërëjëf sama xarit jërëjëf merci voilà donc bismillah mbokk mi kookan laa koy woote. man la Tounkara sa xarit na nga def. jàmm rek alhamdulilah. Tounkara ti un bon. ah waaw bismillah mbokk mi kookan laa koy woote. damal. waaw donc ngeen jéggal ma auditeurs yi comme ni ma koy waxee rek Sénégal ni ñu leen koy waxee toujours le Sénégal va mal xam nga Sénégal tey boo xoolee comme ni ñu leen koy waxee. alors dafa am ku nekk ci ligne bi El Hadj voilà bismillah mbokk mi kookan la ak koy woote. waaw bismillah. waaw man la maa dellu dellu. voilà bismillah amul keneen ah. voilà donc man dafa am loo xam ne. doomu sénégalais yi dama leen koy wax toujours nee naa leen Sénégal c'est une démocratie bañ ngeen ko ba gis ngeen ni ma koy doxalee man ci rajo bi mooy bépp doomu sénégalais am nga droit woote am nga droit wax loo xam ne moo la neex ak moo la naqari ci Sénégal naaw bu leen fàtte beneen affaire rek mooy Ousmane Tounkara ce n'est pas un politicien Ousmane Tounkara c'est un citoyen sénégalais boo xam ne maanaam dafa am naqar ci réewam mu jël xaalisu boppam jënd heuram ci rajoom di ko wax di yénni di wàccee naqar boobu doomu sénégalais yépp mën koo dégg ci àdduna bi ku ne Sénégal mi ngi dox wala ku ne Macky Sall mooy président bu gën ci Sénégal xëy na yow Sénégal bi nga dëkk ak man bi ma dëkk du benn
mais man de xam naa ne man Sénégal bi ma dëkk sama yaay dëkk fa sama ay frère dëkk fa sama ay cousin ak sama ay dëkkandoo dëkk fa Sénégal boobu doxul parce que li tax ma ne Sénégal boobu doxul ñun bu ñuy wax déjà du ñu commencé waxin bi ci ay bëgg-bëgg personnel déedéet dañuy laajte te dañuy dox dañuy ñaxtu dañuy xool la nga xam ne moom la doomu sénégalais yi di dund voilà donc bismillah mbokk mi kookan laa fay wote salaamaaleykum. aleykum salaam mbokk mi kookan laa fay wote maa ngi ciy nuyoo maa ngi ziar ba mu teewoon beneen part bi affaire Kanate mais di loolu laay woote affaire yi Macky laay woote. affaire u Macky Sall laay wax ma ne c'est-à-dire li ma bëggoon yokk boobu tuuti. waaw ñuy faral Macky Sall dañuy fàtte ni Macky Sall d'abord respecté wu population sénégalaise yi li faral doo tam respecté wu kenn ñoom ñuy faral ku nekk bu la neexee da ngay wax lu la neex mais du dara du la ci teg mais bu fekkee keneen moo wax loo xam ne bokkoo ci ñoom rek moom la ñuy. am naa benn élément pour tegal ko ba après benn élément. waaw bismillah président parti la mais du président sénégalais yi donc xam nga jaam bu tolloo dafay yaakaar ni mooy yàlla. moom fi mu ne nii foofu la toll ci jamono boobu la toll. dëgg la moom fi mu ne nii moom mooy yàlla lu mu bëgg rek loolu lay def. dëgg la donc ñoo àndal dañu war a bàyyi xel ci ñoom ñoom ñoo war a joxe ñoom bon exemple. dëgg mais la ñoom ñoo gën a mën a wax lu bon. dëgg la ci saaga nit ñi nu mu leen neexee dara du leen ci fekk mais kenn ku wax ni sa bët bi am na suuf rek dëgg la fayee. loolu mooy différence bi. dëgg la fi mu ne nii ñoom dañuy wane ni parti bi avant parti. dëgg moo ci xaw a jaaxal moo tax ma woote ci dolli loo. dëgg la dëgg la jërëjëf. jërëjëf soxna bi ñu ngi rafetlu sa liggéey voilà donc bismillah mbokk mi kookan laa fay wote bismillah mbokk mi kookan laa fay wote voilà El Hadj mën ngaa teg élément boobu pour le moment El Hadj yokk ko El Hadj en tout cas gouvernement bi moom ci sama ndigal lu tax am na loo xam ne dana méngoo ak lu yoon wax en tout cas gouvernement bi moom ci sama ndigal lu tax lenn loo xam ne dana méngoo ak lu yoon wax. voilà donc kii boobu kiiwul bu baax de El Hadj leerul defe naa am naa ko ma am naa ko parce que am naa kii boobu élément bi benn auditeur. allo Tounkara. waaw bismillah kookan laa koy woote man lii rek laa woote. waaw bismillah kookan la non dama la wax ne opposant bu baax nga da ngay xeex. jërëjëf voilà jërëjëf voilà donc bismillah mbokk yi kookan laa koy woote non demal. voilà donc mbokk yi comme ni ma leen ko waxee toujours boo leen dégloo bu baax bu fekkee yéen a ngi bàyyi xel émission bi di ngeen comprendre ne que suñu mission maanaam mi ngi ci yoonu accomplir parce que 90% des personnes ñuy dugg ci rajo bi maanaam tey di ñaxtu di naqarlu ay nitu Macky Sall lañu mooy tey maanaam rek buñ ko mënee wax mooy au moins ñoom ci seen bopp il se sent qu'ils sont dans une démocratie ndax Amérique tey may na leen ñoom droit ñu ñëw ci rajo boo xam ne man maa ko fay mënoon naa def ni ñoom mënoon naa doon dictateur saa bu waa APR duggee ma coupé leen déedéet dañ leen di déglu bu dee saaga la ñu indaale sax dinañ ko déglu bien vrai que du loolu la ñuy xaar like that's not what we waiting for dañuy xaar ay nit yu dugg fii vraiment jox ñu ay solution wax ñu ay wax yoo xam ne vraiment dafay méngoo ak loo xam ne loolu la doomu sénégalais yi di def donc c'est toujours important que doomu sénégalais yi ñu jóg ñun ñëpp ñu dóorandoo ñu xàccandoo ñu dóorandoo pour njariñu Sénégal suñu problème personnel xam nga li ñuy mais loolu maanaam mën nga koo jël nga garder ko sa biir kër mais la nga xam ne moom moo ñu boole moom moo ñu lié ñun ñëpp doomu sénégalais mooy naqar bi nga xam ne moom la doomu sénégalais yi am tey Sénégal naqar boobu di lan muy Macky Sall donc Macky Sall c'est un problème pour tous les sénégalais ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo nekkee ci diaspora bi Macky Sall problème la ci yow
parce que déjà boo leen bëggee ma limalaat leen masiba yi nga xam ne moo ñu dal ci àdduna bi ñu war laa delloo Sénégal ci affaire boo xam ne sax maanaam atte bi yeggagul mën nañoo am autorisation ci autorité sénégalais yi ñu delloo la Sénégal te fekk coow du jib loolu leer na nañ loolu benn la donc bu ñu jógee ci loolu xool leen tey doomu sénégalais ñaata doomu sénégalais ñoo nekk ci diaspora bi ñu nekk ci ay jafe-jafe tey 90% des supporters de Macky Sall ci boppam fii ci Amérique c'est des réfugiés mauritaniens tout couleur ya nga xam ne ñoom ñoo supporté Macky Sall yépp tey ñu nekk Brooklyn ñoom 90% ay réfugiés mauritaniens la ñoom ñëpp dañu def réfugié Mauritanie pour ñu mën a am kayitu dëkk bi pour lan pour bañ a dellu Sénégal donc c'est les mêmes personnes qui s'arrêtent ici qui supportent Macky Sall donc comprendre leen ne que le Sénégal va mal Sénégal doxul Sénégal ku ne dafa dox nee naa leen yow sa xalaat méngoowul ak xalaatu doomu sénégalais yi yow fa nga dëkk ak fu doomu sénégalais yi dëkk du benn ñun Sénégal bi ñu dëkk xam nañ ko xam nañ ne Sénégal la boo xam ne doxul Sénégal doxul la Sénégal va mal Macky Sall nee naa leen bu dee président ak teggin Macky Sall ci histoire u Sénégal président yëpp moo ci gën a ñàkk teggin boo leen bëggee xam exemple ñàkk teggin xool leen ci vidéo boobu nga xam ne fan yi moo nekk mooy doxantu ci réseaux sociaux yi ci affaire Touba mu dem ci bërëb bu sell boobu fa nga xam ne sëriñ bi sax xalif général bi sax day simmi ay dàllam bu fay dox Macky Sall ministre bi déy ko publiquement xam nga xamul masibay réseaux sociaux ñu déy ko publiquement ministre bi déy ko ne ko monsieur le président fii de danga fi war a simmi sa ay dàll Macky Sall lànk ba tëdd ci suuf mu ne buñ ko sonal du simmi ay dàllam loolu defe naa yara deku passé wu Ila Touba autoroute bii ngeen di dégg tey ñu koy way di bëgg a rey doomu aadama yi ak autoroute Ila Touba autoroute la Ila Touba autoroute lii autoroute lale Macky Sall defalul doomu Touba benn faveur autoroute Ila Touba bi ko Ablaye Wade di proposé dafa proposé woon tabax autoroute diggante Dakar ak Touba nit ñi di ci daw gratuitement tey Macky Sall dafa tabax autoroute Ila Touba pour sonal doomu Touba ya nga xam ne seen loxo jotul seen diggu ginnaaw ñaata nit ngeen xam Sénégal yoo xam ne seen loxo dafa jot seen diggu ginnaaw ñu mën a daw ci autoroute Ila Touba bi di fay péage bi ñaata nit mais amul donc bu ñu sonal nit ñi autoroute bi yéen a ngi dégg embouteillage ak problème yi muy joxe déjà dégg naa déjà ci màggal bi nit ñaa ngi am problème parce que autoroute bi dégg naa bu accident sax amee ci autoroute bi nit ñi mënatuñoo maanaam ni ma ko mën a waxee mu normal mooy amuñu exit amuñu foo xam ne moom la ñuy génnee ci autoroute bi pour bàyyi trafic bi continuer flow mooy maanaam bu oto paane ci diggu tali bi ña ca gannaawam yëpp dañuy taxaw donc autoroute boobu Macky Sall doomu sénégalais yi xam nañ li mu doon donc bu kenn rey kenn Sénégal daal dépassé na foo xam ne dañu toll ci ay naxante Sénégalu ñëpp la c'est un Sénégal de réalité c'est un Sénégal de réalité le Sénégal est pour tout le monde doomu sénégalais yépp a bokk Sénégal man daal li ma am ma leen koy wax te sama wax du ci bari mooy gone yi ñu ngi jóg de xale yi ñu ngi jóg partout ci àdduna bi te li ñuy jógee li ñu bëgg a ñefee Macky Sall bi yoon suñu ay carte la dañu bëgg a woon Macky Sall une fois et pour tout dans l'histoire du Sénégal ne moom rek mooy doon Sénégal président boo xam ne benn mandat lay am comme ni mu nee doomu sénégalais yi bu leen neexee ak bu leen naqaree premier tour lay gagné doomu sénégalais yi noonu lañ koy ne bu ko neexee ak bu ko naqaree premier tour lay daal maa ngi woo nit ñi nag ci 1 million marche fa Sénégal yaa nga def. waaw ñu ngi sant rek. bismillah. ma ne président xanaa président de ab jullit. président bi du jullit de président bi kenn xamul lu mu doon. ah damaa yaakaar ne ak jumaa bu koy dugg rek nekk ñu daal di julli xanaa. waaye kii xamul affaire julli kii dof la ngañ jéggal ma jéggalal kàddu bi nag xaw ma lu mu doon de waaye war nañ koo xoolaat. non yaakaar nga ne julli la parce que julli benn julli ñu ngi dugg daal parce que sëñ bi ñu koy dem day sotti mu xanaa di ko def ko ci poosam te ñu ngi sëñ bi bu duggee oto sax bu duggee jéem a xaar yi nga xam ne këram dafa teel a foofu oto bi ñu dugg day si mu xanaa waaye dàngam. vraiment te muy dëgg de te muy dëgg li nga wax dëgg la de dëgg bu wér la wallaahi. ñu ngi toog sëñ bi di ko si ñëw ko kii bi ñu dugg ci kii bi rek
te muy dëgg te muy dëgg gu wér. bu ñu ñaanee ba sëñ bi pare sëñ bi ne ko li nga soxla dama ci sëñ Tuuba. dëgg la de. sax yóbbu ko ci sëñ bi. dëgg la de. bu dee ba ca biir xëj bi boo ko nekk bu dee jumaa ji. dëgg la de. te nag ñaare na ko su ma see daal li mu bañ mën ko naa ay mag la bañ. dëgg la. wala daa gëm nit ñi président wala suñu daal. amul respect ci doomu sénégalais yi de xam naa ne. jërëjëf sëñ bi ñu ngi rafetlu. moo tax ma ne li la wax naan lay dikk di yeesal ak taal bi ak dinañ jóg. jërëjëf ma ne dañu lii wax de. ah vraiment doy na waar de. jërëjëf merci. voilà donc bismillah mbokk mi kookan laa koy woote. allo. waaw mbokk mi kookan laa koy woote. maa ngi tudd Alpha maa ngi wootee fii ci New York. Alpha na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax naka yi tey. jàmm rek alhamdulilah. ñoo ngi rafetlu bu baax li nga xam ne nii mooy yitte yi ngeen am pour taxawal Sénégal. di wax ne lu am solo la. Sénégal ak mu munti nekk. dëgg la. war na fexe ba nga xam ne li nga xam ne mooy Sénégal. lépp ko yittewoo nit yi kenn tamit. dëgg la. ñoo ngi ñaan yàlla nag li nga xam ne moom laa jàpp ne nattu la te mu tegu ci kaw Sénégal yi. muy président de la République bi fa nekk. yàlla tegul ñu natt boobu ci 2019 si jàmm. amiin yaa rabbi ya allah amiin yaa rabbi. li ëpp solo nag ñu ngi jëm ci ay élection dañuy woo jeunes yi nga xam ne ñoo nekk un peu partout à travers le monde ak jeunes yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. dëgg la. leen jot na fu mu toll nii ñu jël li nga xam ne nii moom mooy avenir Sénégal teg ko suñu loxo. dëgg la. te yàlla def na élection yi ñu jëm. ñu am ay potentiel candidat yoo xam ne yi mën naa ci tudd kenn ku mel ni Ousmane Sonko. nekk na boo xam ne kii jàpp naa ne. nekk na candidat boo xam ne bi buñ ko dénkee réew mi. jàpp naa ne bi ñu bëgg yàlla mën nañu ko defal. incha allahu rabbi incha allah. donc dañuy préparé dem jëli carte yi nekk. man comme nu mu demee mais New York ba léegi ñu tuur ñu mujjee bind en tout cas carte yi jotaguñ ci man mii di wax ak yow jotaguma sama carte. dëgg la. xaw ma fu affaire yi taxawee xaw ma New York la xaw ma Sénégal la xaw ma mais en tout cas jàpp naa ne moom ñu bëri ñu bind woon ci année bii nii jotaguñ seen carte. dëgg la. ñoo ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi nga xam ne ñoo nekk New York ak autorité yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu fexe ba vraiment Sénégal yi li nga xam ne seen droit la ñu mën leen koo jox parce que la carte d'identité c'est un droit. dëgg la. donc dañoo war a fexe ba képp koo xam ne kii doomu Sénégal la nga yittewoo carte d'identité wala carte électorale bi ñu jox la ko. dëgg la dëgg la. donc di rappelé waat ne donc nañu farlu dem jëli carte yi na Sénégal yi dem jëli seen i carte. jërëjëf. préparer élection yi ci jàmm. dëgg la. dem vote ci jàmm. jëlee fi sa waa ji ci jàmm. amiin yaa rabbi ya allah amiin. jërëjëf sëñ bi. voilà bismillah mbokk mi kookan laa koy woote. salaamaaleykum Amady Diallo bëgg dañ tubaab di ko liggéey. fii ci New York. ja bismillah am di. Ousmane ñu ngi lay ziare de sant di rafetlu sa taxawaay ci Sénégalais yi. jërëjëf. après message yu kii bi yore naa ko message yu franc. waaw après voilà après nga teg ko. lu mën a xewaay mu gis la parce que boo xoolee ni mu def ministère bi ko doon wax naan ko suñu dàll yi ak ni mu ko sànnee loo xam ne wane na boppam ci àddina bépp. Sénégal yi nag ñoo war a jóg taxaw jëlee ko fa indi fa keneen ku mën a yor Sénégal ko respecté kilifa diine yi. te muy dëgg Macky Sall du jullit loolu wax dëgg la. te muy dëgg. ndax bu dul jullit nii muy doxee Sénégal duñu doxee. te muy dëgg. nañu fexe mu jóge fa sinon dañuy amee problème rek dañu wéy moom bëgg ñu fa jël problème yu rëy la indi. dëgg la de. dëgg di leen la sant di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf. waaw El Hadj jàll leen message franc bi jërëjëf. waaleykum wa rahmatulah. ñu ngi yëgal ci numéro bii. El Hadj leerul de. lu leer ci yow ndax fi nga nekk la. ok bismillah. Front pour la restauration de la démocratie au Sénégal. ñu daje woon waxtaan jàpp ni képp koo xamante ni nii yaa ngi ci États-Unis d'Amérique ba Canada rawatina Five Borough yi nga xamante ni nii moom la New York di ëmb ñu ngi ñaan képp koo xamante ni nii jotaguloo sa carte électeur nga dem ci email bii ñu lay jox muy
outcastnow@gmail.com. Outcast bi ni ñu ko bindee OURCARDS now mooy lire ci français muy OURCARDSNOW@gmail.com wala nga woote ci numéro téléphone bii ñu leen di jox 24 heures sur 24 wala nga bàyyi ci message 929 264 1776 929 264 17 76. Voilà, allez-y. Voilà, donc mbokk yi allo grand Tounkara ñu ngi jaar. waaw ñu ngi dellu ziar bismillah. ak jaar man la Ibou. Ibou naka nga def. ñu ngi jaar ça bien. ñu ngi delloo ziar bismillah. ñu ngi lay mos a coono quoi. ah non mais coono amul Sénégal amagul ndam aw ma benn problème Ibou énergie baa ngi fi. ok d'accord d'accord. jërëjëf. dëgg la. waaw parce que dañuy pare woon. pour manipuler marabout bi. pour dégg nga dañ am pièce yu tegoon. te léegi pour bi ko Macky Sall ne naa la jox saa bopp. pour nga la saa bopp. bi nga ñaanal ma pour ma amaat beneen toogaat ci réew mi. boobu ñu ngi doon séentu président marabout bi ne ko dinaa la ñaanal su la ko naa ñaan dañ koy démentir ne joxe leen digal. mais marabout dana ko bàyyi naa la rek. bàyyi naa rek sëñ Tuubaa ñu sëñ Tuubaa lañ lay bàyyee. dama ci jumaa nga ñaan. loolu moo ko perturbé mu mer parce que moom dafa am luñ tegoon pour bëgg manipuler ne Tuubaa joxe na ndigal comme beneen kër joxe na ndigal ba pare. comprends. boo koy tegoon seen tànk. moo tax moom mu mer. comme ku xam Macky Sall xam réaction bu meree day def comme ni ngay wax di def yëpp bopp. affaire bi foofu la nekkee quoi. waaw te loolu bu lay wax loolu lépp tegul fenn waa Touba ñëpp xam nañ ne li muy wax. day wax ay politique mais gëmul Touba. waaw da leen doon corrompre nag affaire la ma waxoon depuis. affaire Ila Touba bi corrompre la ci jub. jërëjëf. mais am na kër yu koy gërëm di ko ñaanal di ko def yëpp. temps bi nam def Touba def ko ko. vraiment bëggoon nañu waxtaan wi temps bi jeex na donc bëggoon nañu waxtaan wi gën a gudd. waaye fii la mën a yem tey. donc vraiment ñu leen di jaajëfal rek di leen remercier waat di leen joxaat rendez-vous incha allahu ajjuma bii di ñëw minuit bu ñu ko yàlla mayee ak wér gu yaram ak bakkan. jërëjëf waaw El Hadj. jërëjëf merci. voilà donc mbokk yi fala mbir mi yem tey donc ñu leen di jaajëfal rek di rafetlu seen taxawaay ci suñu liggéey donc aussi am na frère bu doon laaj. New Africa, there's somebody that was asking dans l'histoire mag. And you wanted to keep in touch, but I couldn't give my number through the Facebook line because obviously the whole world is listening and some people might misuse it. So it would be nice if you can call me on the messenger. My name is Usman Tounkara. You can send me a number through messenger or you can call me through messenger and then we can exchange information from there. Thank you again, guys. maa ngi leen di remercier ci seen liggéey bu rafet. Vraiment ma leen di jaajëfal ñuy joxante rendez-vous inchallah à la semaine prochaine. Merci. En bon entendeur, salut.